mbokki Sénégal ak li ko wër yéen mbokki baykat yi yëngu ci wàllu maraîchage yéen ñi bëgg saa yu ngeen bayee mu jaar yoon yéen ñi bëgg di yëngu ci am mbay noor ak nawet Agri-Green ñëw na ci ay solution ci lépp lu nekkoon seeni jafe-jafe di bay noor ak nawet dafa bokkoon ci li leen jafe lool rax ca dolli lépp li doon yàq seen am mbay muy ngelaw li wala naaj bu tàng bi wala ndox mu bari wala ab sedd wala ay njéeréer ak i gunóor yi yàq gàncax bi Agri-Green indil na leen solution boo xam ne saa yu ngeen bëgg tee bay da ngeen di bay ci anam bu mu leen neexe mooy tànt yi ngeen di gis nga xam ne boo ko installé ci sab tool dana la musal ci lépp lu jëm ci luy yàq mbay ñu boole ko système boo xamante ne nii li nga soxla ci am ndox la lay jox li nga soxla ci ngelaw la lay jox li nga soxla ci tàngoor la lay jox climat bi nga soxla moom la lay jox ngir sa gàncax gi rafet lool te mbay mi jaar yoon ma ne yéen ñi bëgg a investir ci wàllu agriculture yéen ñi nga xam ne seeni jafe-jafe moo nekkoon lii yéen ñi nga xam ne gunóor yee climat bee taxoon mënu leen a bay noor ak nawet bu ngeen lëkkaloo ak Agri-Green da ngeen di mën di bay 12 mois sur 12 24 heures sur 24 te ngelaw du la sonal naaj waxi noppi seddaay waxi noppi gunóor waxi noppi te loo investir da nga ci gis sa njariñ ñu nekk en partenariat ak Food Afrique mu représenté leen fii ci Afrique sowu jant dama ne mbokki baykat yi seen njàqare jeex na seen aajo faju na ak Agri-Green seen dara dootul jafe ñu sampi foofee ca Inde ñu mën leen a woo ci plus 91 99 74 91 74 14 ak Agri-Green ak banqaas bii di Food Afrique di leen teewal ci Afrique sowu jant ku amati ay jafe-jafe ci wàllu mbay dalaa neex ndax solution ngi nii mbokk yi. Président Bougane mbokk yi asalaamaaleykum dañoo ñëwoon tey seet si suñu frère suñu xarit monsieur Bougane Gueye Dany mu woon visite boo xam ne dafa inscrire ci cadre nemmeeku yi ñuy def fan yi yëpp xam naa sax yenn Sénégalais yi ne nañu waa ji moom comme préfet Dakar ma ngay lambar rek mais bii sa réew la. waaw waaye lu mënul ñàkk la parce que dafa am fu ñu jaar am lu mu laajoon ay nit bàyyi seen yitte jël seen temps jël seen doole jël seen alal ñëw taxaw suñu wet ànd ak ñun ci xeex bi. kuy nit nag di gor boo tollee foofu ñu defal la loolu da nga war a dellu ne jaajëf loolu waral tànk yi muy tànk yu am solo it ci gën a waxtaan gën a xamante parce que bëri na ñoo xam ne sax ci mbir mii laa leen découvrir wala laa leen xamee donc rafetoon na it ma dellu ne leen jaajëf tànku nemmeeku la tànku ngërëm la moom bi mbir mi amee defe naa Sénégal yëpp gis nañ taxawaay bi mu ci am en tant que acteur politique jël na ay initiative am bi muy ñëw sama kër defe naa dafa dox sax ndax yàlla dafa def ay voisins la fii la jógee dox ñëw ba sama kër ànd ak délégation bu takku ñëw seedeel ma solidarité am ak yéeneem ci ànd ak ñun ci xeex bi te noonee la ko defee it ba ñëpp gis ko mu won ñu disponibilité ci bépp fànn ci jëmmam moom physiquement ci ay xalaatam ci mën-mënam ci alalam lépp mu wooma dema lépp am je mets à disposition lu ngeen ci soxla rek ànd naa ci génn et je précise que ça c'est l'homme politique parce que léeg-léeg nit ñi def amalgame leneen ak leneen loolu leneen la waaye c'est un acteur politique au même titre que moi et d'autres et cet acteur politique-là mène des activités indépendantes de ses autres activités comme nous tous nous le faisons kon Bougane ñu ngi lay gërëm yow ak waa mouvement gëm sa bopp yéen ñëpp ci sama turu jegeñaale sama turu parti turu ñii ànd ak ñun ñëpp waaye defe naa dama wax ci turu peuple Sénégal bi yëpp parce que xeex bi xeexu peuple Sénégal la woon ku ci def li mu ci def rek am nga ngërëmal peuple bi parce que ku ci defuloon it defe naa mënuñu laa ŋàññi waaye am na lu mu doon wàññi ci xeex bi te c'est un combat qu'il fallait et qu'il faut toujours gagner c'est un combat pour la démocratie loolu mooy woon solo ñëw bi
waaye bi ñu egsee it fekk nañ fi un acteur politique boo xam ne jàpp naa ni ci nouvelle vague politique bi la bokk comme ñun ñii am na neneen nu ñuy gisee politique am na neneen nu ñu koy defee moo tax li tax suñu tëju yàgg defe naa li ci ëpp waxtaanu tolluwaay réew mi la waaye mu gën a jëm ci koom-koom parce que le premier pari qu'on doit gagner ici Sénégalais yëpp dañ ko war a xam c'est le pari économique. Or Sénégal dañoo fexe suñu politiciens classiques yi rawatina wala surtout nag ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ci jamono ji dañoo fexe ba débat bi ëpp solo cim réew boo demoon France wala nga dem fii États-Unis wala nga dem fii nu mu tuddati Allemagne wala Japon nit ñi économie rek la ñuy wax. Tout le débat politique tourne autour de l'économie parce que si tu gagnes le pari économique tu gagnes le pari social. Si l'économie va tout le reste va. ndax di nga créer emploi. di nga fay ay salaire. di nga mën a tabax ay yoon. di nga mën a defar ay hôpitaux ak leneen ak leneen mais économie bu soox mënoo ci def dara. yor sa avion di wër ci àdduna bi di yelwaan rek réew buy bàkku ci lebal nañ ma xaalis yeneen réew yi suñu lebee xaalis dañ koy nëbb. kan mooy dem banque ñu lebal la xaalis nga ñëw taxaw ci koñ bi yëpp lebal nañ ma xaalis réew li muy bàkkoo mooy sa capacité à produire par lui-même moo tax suñu demee ba naan lebal nañ ñu parce que suñu signature moo baax te yow bi Covid amee yaa jëkk yooxu ne nañ ma effacer sama bor ndax sama signature baaxul réew muy bàkkoo lool rek mooy réew mu suuf na moo tax ma apprécier waxtaan bi ñu fi am waxtaan nañu ci yu xóot a xóot échanger suñuy gis-gis ci lan moo war a doon priorité réew mi ak naka la ñuy def en tout cas bu ñu yàlla dénkoon mun na doon moom mun na doon man mun na doon keneen mais naka la ñu war a def ba jëlee réew mi ci fii mu ne et ci lu gaaw a gaaw ñëpp ko feneen ba xale yi dootoo ñëw tal pari foot parce que kenn ku ne am nga sa xëy loolu mooy waxtaan bi muy waxtaan bi mu apprécier aussi débat boobu nag ni mu ko waxee bien commun la war a doon mooy dañu war a fexe ñu ciy woo Sénégalais yëpp nag ndax lii ñuy dugal nii yëpp àdduna sax dañ ñuy reetaan réew moo xam ne li mun a taal réew ma li mën a focaliser débat yëpp du lan mooy avancer loo réew mi waaye ay débat personnel loolu ñun ñëpp dañ ko war a bañ léegi. Le seul compte qu'on doit demander à nos gouvernants mooy gannaaw fal nañ leen jox leen réew mi jox leen budget suñu impôt lañ fay dugal xaalis bi Macky moomu ko keneen moom ku fi nekk rek da ngay fay lépp boo ko yëgee boo ko yëgul ndax ku fi jëndi woon carte crédit 1000 francs sax 18% TVA mu ngi ci biir donc suñu xaalis boobu ñu ko jox muy suñu budget daan koy tabbal ay ndaw muy administration ñi nekk ci l'impôt ñi ne ci douane ñi ne ci trésor ñi ne ci agriculture ñi ne ci santé ñu jël loolu lépp teg ci loxoom ne ko résultat la ñu bëgg yemul foofu ñu ne ko jox nañ la suñu sañ nga war a mën a leb ci suñu tur ñun ñoo koy fay ñun ak suñuy sët wutal nañ la sax avion parce que bëgguñu ngay rang waaw bëgguñu ngay jël car rapide dañ la jutal avion boo xam ne saa su la neexee nga ne waa ji préparer l'avion maa ngi ñëw damay dem Paris booy génn ñu ne ñépp nañu taxaw yow rek a sañ a romb xam nga loolu ku la ko jox deselu la dara kon lañ la laaj mooy résultat laaj yi ñu la nga xëy su ba ngoon jot di xool naka laay def ba tëj Bougane naka laay def ba élection man doo ngay dem waaye nooy def ba ndaw ñi liggéey ku feebar faju nit ñi am école yu baax tali yu baax courant bi jaar yoon ndox mi jaar yoon te bañ a cher loolu moo war a doon désormais le débat au Sénégal bu ñu nangooti ku ñu divertir ci ay débat secondaire yoo xam ne diw dàq nañ ko ci postam diw faxasal na barki démb fait divers li ñuy wax fait divers te soo seetee même ci suñu traitement médiatique bi sax fait divers te information économique toujours c'est au second plan kon loolu ñu ciy woo Sénégalais yépp parce que nit mun na jàmbat wopp waaye xamul lan moo tax wopp bi am
bëri na ndaw wala mag wala jigéen buy dund ay situation difficile bis bu ne mu jàmbat ko bis bu ne mi ngi woo fu nekk pour ñu dimbale ko waaye xamul lan moo waral wopp bi nag yorin gu ñaaw yorin goo xam ne du intérêt Sénégal lañ jiital waaye intérêt bitim réew d'abord rusit bi ci rusit ñoom ñu séddoo ko ñoom ak seen njaboot moo tax ki waroon jot fukk jot benn ba tax mënul faj ay soxlaam te loolu bis bu nañu wax ko te démontré nañ ko ci li ñuy wax ak li ñuy bind ci téere moo tax visite bi am solo waxtaan yu mel noonu ñun moo ñu taxoon a dugg ci politique wax dëgg yàlla dugguñu woon ci politique pour ay teesanteeg ay xasante suba ngoon boo seetee seen wax yépp nag saaga xaste tuumal nit wax lu dul dëgg tey ñi askan bu génn ne d'accord maag li am nga ne askan wu yépp ay terroriste lañ loolu ku ñu jiital ci réew war na koo def askan yépp génn bëri nañu ne ci salle bi génnoon nañu nee nañ yéen ñëpp ay terroristes ngeen ay puissance occulte c'est-à-dire ay jinne xam na wala xaw ma lan ñoo leen nekkoon seen gannaaw ay waxu dof yoo xam ne ngeen jéggal ma ci wax ji nag waxu daanu ci saret yoo xam ne moo tax Odia def na ci bu ma neex a neex mais loolu nit ku ñu diital ci réew war nga wax loolu France am na ay manifestation gilets jaunes tey Allemagne am na ñuy manifester ne doyal nañu ci état d'urgence beeg ci kii bi restriction yi mais est-ce que Angela Merkel sañ naa taxaw ne ñii ay terroristes lañu wala ay puissance occulte ñoo nekk seen gannaaw ñàkk wekk sénégalais yi weesuwul loolu mais il faut que ñu góorgóorlu ñun ñëpp ba bu ñu divertir Sénégal mi ngi ci guuta mi ngi ci ab kan goo xam ne li ko ci war a génne du lu yomb te nag doon Macky Sall ak ñi mu àndal ku ñu jox réew juróomi at ak ñett defoo fi tous lu nit mën a ne wàññi na coono Sénégal yi xaar ba nit ñi jóg génn nga naan maa ngi def 300 milliards pour la jeunesse ak nangam ana li ñu waxoon fii ci DER bi te nag ndax bi dafa jeex ndax dañoo xaar ba élection jot ñu ñëw ne DER jàpp jeunes yu bëri jox leen moitié ne leen bu élection bi passé ma jox la moitié bi des ana DER boobu lan la fi réglé ana yeneen programme jeunesse yu fi dul jeex kenn gisul lekkukaay xaalis dong nag kooku mënatul doon la solution du Sénégal du moom di ñi mu àndal ndax gis-gis bi leerul pas-pas bi setul yéene gi baaxul la fa des mooy encadré ñetti at yi ñu jëlee leen fi daal di teg une équipe parce que dama wax ni jàgga wax ni Sénégal ku yaakaar ni benn nit a koy soppi da ngay nax sa bopp équipe la même bu nit ñi jaaree ku nekk ci yoonam ci élection présidentielle ñi bokkoon idée seeni programme jege bu ci kenn jàllee dina soxla ñi ci des ñépp pour defar Sénégal loolu moom ku ko xam baax na ku ko xamul da ngay nax sa bopp mooy andi lii fi xew rek donc loolu defe naa dinañ continuer waxtaan yi ak ñeneen nag parce que géew gi dafa mel ni mi ngi commencé yaatu ñu bëre ngi jël seen responsabilité fi mu toll nii même ñu nekkoon feneen dem ba gis ni fii du foofa ñu ngi jël seen responsabilité loolu yëpp il faut ñu xool nu ñu koy organiser pour le bénéfice exclusif du Sénégal parce que Sénégalais yi mérite nañu autre chose ce peuple bi ma gis nii très fier digne ce peuple mérite autre chose ce peuple mérite beaucoup mieux te suñu responsabilité la ñun ñu xeex boobu pour que ce peuple mën a accéder à ce mieux là kon ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen gërëm suñu hôte Bougane Gueye Dany ak ñi mu àndal ñëpp ci waa gëm sa bopp jërëjëf. mbokki Sénégal ak li ko wër yéen mbokki baykat yi yëngu ci wàllu maraîchage yéen ñi bëgg saa yu ngeen bayee mu jaar yoon yéen ñi bëgg di yëngu ci am mbay noor ak nawet Agri-Green ñëw na ci ay solution ci lépp lu nekkoon seeni jafe-jafe di bay noor ak nawet dafa bokkoon ci li leen jafe lool rax ca dolli lépp li doon yàq seen am mbay muy ngelaw li wala naaj bu tàng bi wala ndox mu bari wala ab sedd wala ay njéeréer ak i gunóor yi yàq gàncax bi Agri-Green indil na leen solution boo xam ne saa yu ngeen bëgg tee bay da ngeen di bay ci anam bu mu leen neexe mooy tente yi ngeen di gis nga xam ne boo ko installé
tàmbalee ci sab tool dana la musal ci lépp lu jëm ci luy yàq mbay ñu boole ko système boo xamante ne nii li nga soxla ci am ndox la lay jox li nga soxla ci ngelaw la lay jox li nga soxla ci tàngoor la lay jox climat bi nga soxla moom la lay jox ngir sa gàncax gi rafet lool te mbay mi jaar yoon ma ne yéen ñi bëgg a investir ci wàllu agriculture yéen ñi nga xam ne seeni jafe-jafe moo nekkoon lii yéen ñi nga xam ne gunóor yee climat bee taxoon mënu leen a bay noor ak nawet bu ngeen lëkkaloo ak Agri-Green da ngeen di mën di bay 12 mois sur 12 24 heures sur 24 te ngelaw du la sonal naaj waxi noppi seddaay waxi noppi gunóor waxi noppi te loo investir da nga ci gis sa njariñ ñu nekk en partenariat ak Food Afrique mu représenté leen fii ci Afrique sowu jant dama ne mbokki baykat yi seen njàqare jeex na seen aajo faju na ak Agri-Green seen dara dootul jafe ñu sampi foofee ca Inde ñu mën leen a woo ci plus 91 99 74 91 74 14 ak Agri-Green ak banqaas bii di Food Afrique di leen teewal ci Afrique sowu jant ku amati ay jafe-jafe ci wàllu mbay dalaa neex ndax solution ngi nii mbokk yi